xibaar coalition Yewwi Askan Wi mu am lu ëpp ci ay député ca pencum ndawi réew mi ak yeneen ñoom ak yeneen député yi ñoo bokk yam loolee la monsieur Diawara xamle di responsable Yewwi ci coowal bu ëpp ay député ca pencum ndawi réew mi ka nekk ci boppu coalition Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré balaa sax résultat officiel yi di génn daal dinay xam ne ni ñoo ëpp ay député ci jamonoy nawet gi ñu nekk ñuy nemmeeku ay étage ak i dal yu daanu loolu tax tiital askan ba yeewoo ci ay dal tax ba suñu ndaw di Mame Birame Gaye daal ci def ab reportage xibaaru bi réew mi xibaaru biti réew xibaaru tàggat yaram ñoo dal képp suñu xibaaru tey les tuuti bi faram asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen télévision régionale Prestige TV nekk si dañu ci xibaaru marax yi dañ leen daal di dégtal defi jotalu si ay xibaar dañ cee dooree ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dikkaat na ci tolluwaay mbas mi ci bisu tey ji yemook altine benn fan ci weeru août atum 2022 daal dinañ ci def 954 test ci ñooñee nag fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci amee mbas mi di coronavirus benn bi di cas importé maanaam ko kee da ko fee indi fanweer ak juróom-benn di ay cas communautaire ñooñee ñi leen ko wàll kenn xamu ko bisub tey ji am nañ ci juróom-benn fukk yu ci daal di wér ba daal di ñibbi ci seen i kër amul kenn ku ca nekk ca sauvetage bisub démb yemoo woon nag dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 2022 amul kenn ku ca ñàkk bakkan coalition Yewwi Askan Wi ñoo am lu ëpp ci ay député fële ca pencum ndaw réew mi te ñoom ak yeneen député yi ñoo fa bokk yam loolee la monsieur Diawara daal di xamle nekk responsable Yewwi ci micro Isaac Daba ak Fatou Kene. sant yàlla rek parce que bi ñuy dem élection ñun dañu jàppoon ne ça sera une confirmation des élections passées yàlla def mu nekk benn razzia zone yi nga xam ne sax perdroon nga ko aujourd'hui mu nekk zone yoo gagné boo xoolee que ça soit diaspora bi que ça soit à l'intérieur toutes les grandes villes on les a remportées à commencer par Dakar, Pikine, Guédiawaye, Thiès, Mbacké, Saint-Louis. Donc toutes ces villes-là, quand tu les remportes, quand tu remportes la diaspora, je pense qu'aujourd'hui c'est Brazil là. Donc loolu sant yàlla la c'est juste la confirmation que la coalition Yewwi Wallu a remporté avec brio les élections jël nañ ko avec élections yi gagné nañ ko li des nag mooy liggéeyal Thiessois yi mais surtout liggéeyal également Sénégalais yi def benn rupture par rapport ak li fi doon nekk type de député bi nga xam ne moo fi nekkoon te nit ñi bëgguñu ko ñu jéem koo changer indi député boo xam ne day participer véritablement ci développement Sénégal. waaw dama jàpp ne su fekkee am nga tuuti seetlu nga gis vidéo bi nga xam ne Mimi Touré bi jiitu woon seen coalition mi ngi ko doon def. mi ngi wax mais kenn waxul ci ginnaaw ñoom ñëpp ñu ngi toog mel nañu ku ñu sotti ndox loolu rek dalay wan ne aujourd'hui ça a été une défaite qu'ils essaient de camoufler xam naa ak yeneen stratégie pour essayer de tromper l'opinion mais aujourd'hui ñëpp xam nañ ni ils ont été lâchés par le peuple les a sanctionnés et le peuple ñi mu promouvoir aujourd'hui mooy la coalition bi nga xam ne mooy Yewwi ak Wallu démocratie dafay wane ne cohabitation lu mën a am ñoom dañu di waxoon ne gagné nañ mais bi mu waxee dafa lim ay dëkk yu nga xam ne jàpp nañ ni ñoom ñoo ko gagné dëkk yooyu nag boo xoolee ci seeni dayoo dëkk yu ndaw la yu nga xam ne tey boo xoolee ñaata député la ñuy ñoom mënuñu weesu ñeent fukki député te nag boo jëlee diaspora bi presque lépp ñun ñoo ko gagné ay benn lañ ci perdre ñu gagné dëkk yu mag yu mel ne Ndakaaru dëkk yu mag yu mel ne Ndar dëkk yu mel ne Ziguinchor dëkk bu mel ne Thiès Guédiawaye Pikine donc Mbacké fa xam ne Touba fa la nekk loolu lépp soo ko pertee ba pare taxaw ne yaa am majorité dama jàpp ne da ngaa taxaw ci naaj wi rek ne ci kër gi laa taxaw da ngay nax sa bopp li am mooy dafa am ay hommes politiques yu mag yu nekkoon ci réew mi ñenn ñi 2000 ba léegi ñenn ñi depuis 1960 ñooñu nag défaite bii da leen di yóbbu à la retraite Moustapha Niasse moom anticipé woon na day dem retraite waaye keneen ku mel ne le président Idrissa Seck ñooñu it dañoo war a dem retraite parce que ñoom ñoo waxoon ne bu ñu perdre Thiès dañuy dem retraite perdre nañ ko nag ñaari yoon ñu duma la local nga ne dañu njuumte la woon ñëw jàppate la dumati la législative loolu jàpp naa ne ñoom seen bopp ñoo war a respecter seen kàddu respecter Thiessois yi génn ci par la grande porte xool ci seen i parti ay jeunes yi nga xam ne war nañ leen mën a jox
parce que être ci nga nekk ci langue politique bi pendant 20 ans 30 ans jàpp nañ ne koo ci wax mu ne la am naa expérience su 20 ans am naa expérience su 40 ans te nit ñi di gën a nekk ci jafe-jafe jàpp naa ne loolu télé politique la. ci coowal ku ëpp ay député ci pencum ndaw yi réew mi ki nekk ci bopp coalition Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré daal na def ab sortie laata sax résultat officiel yi di génn moom nag mu ngi xam ne ni ñoom ñooñee ñu ëpp ay député fële ca pencum ndaw yi réew mi ndaxte bu ñu xoolee ci biir réew mi di Sénégal am na ñeent fukk ak juróom-benn département te ñoom ñooñee ñoo fanweeri ñoom ñoo ko daal di gagné Aminata Touré mu ngi ci micro Prestige. Sénégal dañu ko tënk ci ñeent fukki département ak juróom benn tubaab naan ko 46 loolu am na solo ñeent fukki département ak juróom benn ca lañ doon jongante Benno Bokk Yaakaar gagné département dama bëgg rek bu ñuy wàññi ñu wàññi ci suñuy loxo comme ça dinañ xam ñaata la gagné nañu Diourbel gagné Fatick gagné Foundiougne gagné Gossas gagné Birkilane gagné Kaffrine gagné Koungheul gagné Malem Hodar gagné Guinguinéo gagné Kaolack gagné Nioro gagné Kédougou gagné Salémata gagné Kolda gagné Médina Yoro Foulah gagné Vélingara gagné Louga gagné Linguère gagné Kanel gagné Matam gagné Ranérou gagné Dagana gagné Podor gagné Bounkiling gagné Goudomp gagné Bakel gagné Goudiri gagné Koupentoum gagné Tambacounda gagné Mbour suñu ko wàññee ci suñuy loxo muy fanweeri département yu ñu gagné ñu yokk ci gagné député ya nekk Afrique du Nord Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre kon lii leer na ne Benno Bokk Yaakaar am na majorité Assemblée nationale. ñu ngi gërëm sénégalais yëpp électeurs yëpp di aussi féliciter ñi nga xam ne gagné wuñu ndax sunu responsable ya fa ne woon xeex nañu ay gaynde lañu woon waaye démocratie lii la ñu ngi leen di encourager notamment nos camarades de Dakar qui se sont battus autant qu'ils ont pu dinañu jàngat nag résultat yëpp dinañu toog jàngat ko càmbar ko waaye déglu nañu sénégalais la ca war a defaru dinañu ko waxtaane waaye tey ci guddi gii may wax ak yéen Benno Bokk Yaakaar gagné na largement les élections jërëjëf. ci baat bu dëgër la kii di Barthélémy Dias bokk ci coalition Yewwi Askan Wi yëkkati di xam ne ni nag danañu def ab manifestation tey ci altine ji yam ak benn fan ci weeru août la ko waral nag moom moo di baat ya Aminata Touré yëkkati di xam ne ni nag ñoom ñoo gagné ci élection législative yi ñu weesu Barthélémy Dias mu ngi ci micro Issa Dapa. Sénégal doone Sénégal ba tey c'est pour la première fois Sénégal doon na tey expérimenté li ñuy woowee cohabitation ginnaaw bu ñu leen félicité lu ñuy sàkku ci yéen mbokk yi mooy fulla ak fayda su ma baat ci kaw dégg nañ fi léegi seen tête de liste muy benn jigéen qui n'est même pas capable de gagner une petite commune à Dakar taxaw di lim ay département yu ñu gagné ñoom su ma baat ci kaw soxna si kilifa du fenn kilifa du jéem a yee fitna ci réew su ma baat ci kaw Benno Bokk Yaakaar est minoritaire dans ce pays et la cohabitation aura bel et bien lieu tontu nag du forox yéen askanu Sénégal mooy tontu suba parce que demain nous sortirons dans les rues te di ngeen ñu wax fan ngeen jëlee seen majorité parce que da ngeen yebaate lu may wax ci ñu ngi jégalu nag ci kilifa diine di jégalu ci kilifa aada di jégalu ci suñu ay mbokk parce que am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko fi nangu. dégg naa soxna si bu ñàkk jom ak ñàkk fayda taxaw fii ne ñoom ñoo gagné département de Mbour te dañ leen duma Mbour ba sëlëmal leen muy continue lim ay département je le dis haut et fort. ñu nekk ci jamonoy nawet ñuy nemmeeku ci fan yi ay dal ak ay étage yu daanu loolee nag tiital askan wi yeewoo ci ay dal tax ba suñu ndaw Prestige daal ci def ak reportage ñu teewlu ci am mbirum Gueye. ñu nekk ci jamonoy nawet tabax yi daanu bari lool ba sax di def ay jëya ba ñu ci gis ay nit yu ñàkk seeni bakken
li indi yooyu tabax di daanu yenn saay mooy ñàkk tegu ci norme yi ñuy war a tabaxee maanaam dosage bi jëm ci fer ak it ciment waaye it yenn tabax yu yàgg yi dina ko faral di indi Ndeye Soxna Ndiaye dëkk ca quartier Médina Fall mu ngi wax njàkkareem yu ñuy am saa su nawet bi ñëwee ndax façon ngi dëkkuwaay yi ñu yor. bâtiment yi tamit des fois da ci joué ndax day màgget dëkkuwaay bi metti na jamono neexul ndax des fois tamit nga nekk ak sa njaboot foo xam ne nii mënoo faa jóge boo fa jógee doo am foo dëkk ak sa njaboot nu mu mënti mel it da ngay mujj obligé rek nga dëkk fa toog fa ak sa njaboot waaye lii xew nii moom wax dëgg yàlla metti na lool te doy na waar it xëy na nag jamono ji moo doy waar rek moo tax waaye ku sañoon fa ngay dëkk ak sa njaboot moom macha allah des fois liggéey bi tamit na mu war a demee du demee noonu ndax da ngay xool rek noo ko mën a liggéeyee nu mu gën a oyofee ci yow nga defee ko noonu loolu mooy waral jéey yu bari yi am ci kër yi xam nga bu tawee rek dëkkuwaay day gajaf day tooy lu ko daaneel day yomb loolu mooy waral yii yëpp di am. kii di Marème Touré nee na même su dëkkuwaay yi màggetee mënuñoo toxu feneen ndax moyens yi mooy sooxee. tabaxaat defaraat dafa am ñoo xam ne bu ñu xasee ba tabax seen tabax yi comme suñu genre tabax yi moom da nga ni siiwa am kooku luye pour mën a dimbali koog sa njaboot moom doo lijjanti lu dul weer dee rek ñu fay la nga mën a am te loolu it lu am solo la ndax it dëkkuwaay bi war nañuy dimbali ndax des fois nga luye koo xamante bu nawet bi ñëwee ndox mi laal ko rek mooy indi jéyee yu bari li dar Cité Senghor metti ni li dar Dakar metti na ñëpp la metti wax dëgg yàlla bu ñu sañoon daal ñu ñuy dimbali bu nawet bi jub sees ñu saytuwaat kër yi defaraat ko moyens yi mën a ñu mën ñoo dimbali ndax moyens yi moom dimbali rek la am na ñoo xam ne am nañu moyen am ñoo xam amuñu moyens yi loolu rek mooy suñu problème ñu di ñu dimbali bu baax a baax. Abdou Niang di ab ingénieur en bâtiment te retraité moom jàpp na ni bâtiment yi daanu lenn waralu ko lu dul mauvaise qualité construction yi jëm ci ciment ak fer bu ñu ko sañee wax ci yenn dëkkuwaay yi. ñàkk dosage bu baax waaye bi ci gën a garaaw moo di dosage bu baax amul bi nga paree yéenu ko dëroo ko ba mu pant ba mën a wersi bu baax. nga diw ko filiñ ko ba mu ñuul parce que ndoxu taw bi warul laal daw bi dal bi li gën a gàtt ndoxu taw bi jóg ci asamaan si warul laal dal bi ci kaw état-cité bi nga lal ci kaw rouleau bâche yooyu nga xam dafa ànd ak goudron nga lal ko ci kaw sofe ko ba mu ni kekk foofu ci la ndox mi war a dal ci la naaj war a tappee bâtiment boo ko deful 40 ans ñàkk nga dal ba bâtiment ba ma mosul liggéey ba mu pare dama naan borom soo état-cité wul bu amee 40 ans sama garantie jeex na man loolu laa lay wax ku ciy dëkk ci kenn du dëkk ci kër itam ba am ñaar fukki at nga soog di ko yëkkati étage booboo gën a garaaw parce que daal ba dee na ba pare parce que ndoxu taw fu mu yàgg fer ba day pourri fer ba day màggat. ñu fàttali leen ni ci ñaari semaine am na ñaari effondrement ba ay nit sax ñàkk ci seeni bakken ndax jotul tey état bi jël ay responsabilitéem jëm ci normes yi ñu war a tabaxee dëkkuwaay yi. maire bu ville bu Thiès mu ngi ci ay jafe-jafe ci wàllum mbënd mi la ko waral nag moom moo di société ba mu signé doon contrat ngir bokk ak moom liggéey ñu daal di defar li nga xam ne moom moo di mairie bi société boobee nag ñoo wànq seen ay loxo di xam ne ni duñu liggéey tànk joxuñu leen seen payoor Babacar Diop daal na ci am ay leeral. waaw xaalis boobu pour nga jot ci at na bu jot da nga war a voter sa budget. lu mu yéex avant 31 décembre équipe bi fi nekkoon voté wul woon budget bi ñun bi ñu ñëwee loolu bokk na ci dossier yi nga fi fekk bi ñuy ñëw mois de février fekk nañ voté wuñu budget bi et budget bi nag soo ko voté wul avant 31 décembre doo mën a am ci xaalis boobu 250 millions yooyu moo tax Thiès ñàkk ko bi ñu ñëwee léegi aussi ñi ngi def plaidoyer ñi ngi wax ak doomu Thiès yi nga xam ñi ngi ci gouvernement bi wala ñu nekk ci état bi ñi wax leen nañu taxawu Thiès jàppale Thiès ba Thiès mën a retrouver 250 millions yooyu mais ba jamono bii may wax ak yéen 250 millions yooyu jotaguñ moo tax may interpeller le président de la République en tant que maire de Thiès vraiment programme PACASEN boobu Thiès soxla na ko ville de Thiès soxla na ko 250 millions xaj na Thiès ndax ambition bi ñu am ci Thiès rëy na mais collectivités yi amuñu moyen su collectivités yi amuñu moyen nag ñu nar a perdre 250 millions yi loolu dina gën a jafe trop kon ñi ngi ñaan président de la République mu mën a intervenir pour que programme PACASEN boobu
Thiès mën a jot ci 250 millions yi ndax Thiès soxla na ko. jërë ngeen jëf fekk nañu ci xibaaru biir réew mi ca Vélingara kuy liggéey ci wàllum courant kookee nag moo ñàkk bakkanam ñuy wax ni nag moom moomee dafa daal di xaru xibaaru biir réew mi ak Soxna Diarra Seck. ñu door xibaar biir réew mi ca Sangalkam permanence APR ba nekk ca Sangalkam dañ ko daal di yàqate gannaaw ba ab xeex amee ci diggante ñu bokk ci Yewwi Askan Wi ak ñu bokk ci APR. waa APR nag ñoom dañ ko daal di jiiñ ñii di responsable Yewwi Askan Wi ndaxte dañoo gis ni ñi àndoon ak maire Papa Sow dañ nekkoon di yuuxu seen mbégte ca commune ba bañ yegg seen ak ci siège APR ba daal di nañu commencé di saaga ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ministre Omar Gueye si loolee tamit ñu daal di commencé di sànni ay xeer ba xeex ba daal di tàmbali ci la ñu yàkkee li nga xam ne moo di permanence ba ak oto yi gaare woon ca buntu ba. ñu dem ca Notto Diobass kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllu tourisme moo ko daal di gagné ci élection yi ak 6111 voix yu waa Benno Bokk Yaakaar daal di am foofu ci élection législative yi ñu amaloon démb ci dibéer bi. loolu nag di wane ni ña dëkkee ca commune ba daal di nañuy joxaat confiance ki nga xam ne moo di monsieur le maire. ci loolee ñi nga xam ne ñoo di waa serviteur ñoo daal di jël deuxième ca gox boobu ak 4600 voix waaye askan bi nag ñoo jël troisième ca boobu lay gox ak 1811 voix. ñu jeexal xibaar biir réew mi ca Vélingara benn électricien moo daal di faat boppam mu ngi wuyoo ci turu Aliou Diawo moom nag ci biir néegam la defee boobu lay jëf te ci ay kàddu ki joxe boobu la xibaar moom Aliou Diawo amul woon benn feebaru xel ba tax na jëf ji doon na lu leen bett lool. jërëjëf Soxna Diarra Seck ci xibaaru biir réew yu am solo yooyee xibaaru biti réew Soxna Ramatoulaye Cissé moo ñu koy faram fàcceel. dañu koy dooree ci réew Mali président bu Algérie bi di Abdelmadjid Tebboune àdduna ci jafe-jafe yi réew Mali mu ngi xamle ne accord bi nga xamante ne signé woon nañ ko ci Alger ci atum 2015 dañ ko war a respecté nee na ñi jiite réew Mali dañoo war a jaarale lépp ci yoon ci ay kàddoom mu ngi xamle ne pour Mali génn ci crise bu mu nekk faaw kon ñu amal ay élection ngir may askan wi ñu tànn seeni njiit. ci RD Congo lu ëpp ñaari nit lañ faat ci dimanche bi yemook ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci ay balu fetal yoo xamante ne ay casque bleu ñoo ko doon tiire ci benn poste frontalier ak Ouganda ci gox boobee nga xamante ne manifestant yay xeex ONU dañ fa doon amal ay jàmmarloo. Joël Kitosa di ab responsable bu société civile bu Kassimdi mu ngi xamle ne ci jong boobee ñaari nit ñàkk nañ fa seen bakkan waaye tamit fukk ak ñeent am nañ ci ay gaañu gaañu chef MONUSCO ba nag di Bintu Keita mu ngi xamle ne mbir mi nag nekk na lu ko bett lool. ñu jeexalee ko ca Ukraine ginnaaw juróomi weer bi ñu duggee ci guerre bi ba tey ab bateau mu nekk sax bateau bi njëkk bu tàmbalee ay activité am jëm ci chargement céréales moom nag daal dina quitté ca Odessa tey ci fajar gii ministère turc bu yore wàllum défense mu ngi xamle ne bateau bi dina wëyal yoonam ginnaaw bañ ko saytoo bu baax ca Istanbul. wante ministre bu yore wàllum infrastructure bu Ukraine xibaar na ne bateau boobee moo ngi yàpp ci lu tollook 26 000 tonnes ci mbokk yi tey jii li moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew. jërëjëf Soxna Ramatoulaye Cissé xibaaru tàggat yaram dañuy daal keppee suñu xibaar ñu yër la ci gën a fees. ñu dooree xibaaru tàggat yaram ak éliminatoire CHAN 2023 bi gannaaw ba Sénégal doon jongante ak Libéria ci match retour bi ñu doon ko amalee fii ci Diamniadio ñu doon ko amal itam samedi. équipe bu Libéria daal di nañuy dóor Sénégal ñaari bal ci benn ci seen match retour boobee waaye loolee nag terewul ba Sénégal daal di nay qualifié ci li nga xam ni moo di CHAN 2023 ñuy xam ne ni nag équipe nationale bu Sénégal dina jàkkaarloo ak Guinée ci match aller ak retour ci li nga xam ne moom moo di ci fin du mois août bi ñu nekk. ñuy fàttali ne nag championnat d'Afrique des nations bi ñu war a amalaat dinañu ko amalee ca
Algérie ci atum 2023. ñu teg ci handball coupe du monde bu U18 loolee nag ñuy xamle ni nag gaynde yu Sénégal yu jigéen yi daal di nañuy amati défaite gannaaw ba ñu amee woon défaite ci Macédoine samedi bi ñu weesu daal di nañuy amaat défaite ci kaw Iran nag moom moo leen daal di dóor fanweer ak benn poñ ci fukki ak ñeenti poñ ñuy xam ne nag ab voyage bu metti nañu defoon ba tax ba ñu ñëwee yàggul dara ñu daal di siffler li nga xam ne moom moo di match bi mu door seen coono googee nag moo feeñ ci match bi ba tax ñu daal leen di gagné. ñu jeexalee ak CAN 2023 bi ñuy xam ne nag éliminatoire CAN 2023 bi waa CAF daal di nañuy génnee calendrier ba gannaaw ba ñu dàqee li nga xam ne moom moo di CAN bi daal di koy yóbbu ci janvier ak février 2024 ñuy xam le ni nag juróom yeen ñu tànn ci Afrique ñoom ñooñee nag daal nañ leen di génnee seen calendrier. ñu fàttali nag ñetteel ak ñeenteelu fanu éliminatoire CAN 2023 bi dañ koo dàq waaye nag ci jamono ji daal di nañuy jàpp date ya nee nañ nag ñetteel ak ñeenteel bi li nga xam ne moom moo di journée ya danañu ko football dinañu ko jouer ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi ñu jëm ci atum 2023 juróomeelu journée bi dinañu ko amal fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ci weeru juin ci atum 2023 juróom-benneelu fan bi moom it dinañu ko amal ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci atum 2023 mbokk yi loolee moo nekkoon seen xibaar tàggat yaram. jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci ay xibaar waaye it mën ngeen wéy di seetaan suñuy xibaar ci www.prestigethies.com ngeen am jàmm ñuy am jàmm suñuy am jàmm jërë ngeen.